tout de suite comme ni ñu ko tàmmee nag ci seen biir émission l'œil du tigre dañuy daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy jël bi xam naa moom mooy ci seen partie préférée tonton Tafa buy expliquer di décortiquer de A à Z jël yi mbër bi naka lay def ba daan moroomam bi loolu lépp da ngeen koy daal di am ci biir jël bi et tout de suite mon consultant tànn na ñi nga xamante ni moom mooy ñaari mbër yu xarañ saison bi passé nag lañ doon bëre muy ki nga xamante ni moom mooy Sa Bokhol moo doon bëre ki nga xamante ni moom mooy référence ay ca mon consultant let's go. Bismillah merci Fama pour l'introduction mbokk téléspectateurs yi Sa Bokhol moo féete seen wàllu càmmoñ ngembo lu weex la jiital tànku ndeyjooram yebal loxo ndeyjooram seen wàllu ndeyjoor ngeen am fa ki nga xam ne mooy référence féete seen wàllu ndeyjoor ngembo lu ñu pare jiital tànku ndeyjooram kon moo ngeen gis ne ñaari mbër la yoo xamante ne ay tànku ndeyjoor la ñooy bëre moom Mohamed Ndeye nii avancement ñu dem alors bi ki nga xamante ne moom mooy Sa Bokhol bi mu commencé bëgg a dóor référence dafa bàyyi xeex ba daw langaama ko pour bëri yëg moom ñu roofoo bu jekk nga gis ne kon kii di Sa Bokhol jël na loxo càmmoñam ba ndejoor ba crocheté ko ca côté gauche ki nga xamante ne mooy référence jël loxo ndejooram tamit dugal ko ci intérieur bi mais Sa Bokhol dafa bañ loolu di ko kor ci kaw nii ak li nga xamante ne mooy loxo càmmoñam avancement ñu dem jàppante et voilà gis ngeen ne fii nag ki nga xamante mooy référence rocc ci loxo droitam bi dóor benn uppercut bu dal adversaire bi léegi ba pare boole kook moom ki nga xamante mooy référence dafa jàpp ci ngemb la loxo càmmoñ ba pare rocc ci loxo ndajoor bi di dóor ku ci kaw gis ngeen coup bi dal na ko ñaari yoon fi nga xamante ne mooy ci diggante bët bi ak bakkan bi avancement ñu dem ñu koy répété voilà gis na kon référence mi ngi liir combat bi mi ngi dóor téye na adversaire baa ngi yóotu di téye mu éliminer loxo ba ça c'est beau ndax bëri boo koy def Fama dafa baax trop ci ngay liir sa adversaire li muy def mooy tax nga xam li nga mën def Fama suñu dem Mao Sa Bokhol jàpp na finalement léegi nag mbokk spectateur fi boo xool da ngay gis ne kii di Sa Bokhol am na ngemb ba pare ndengeñ na référence mi ngi yóotu loxo ndejoor ba référence nag bu leen fàtte ne jàpp naa loxo càmmuñ ba di yóotu gi ndejoor ba kii di ki nga xamante ne moom mooy Bokhol bañ ko sëq gañe ba pare di ko coincé bañ loxo bi dugg ndax loxo bi dina dugg wala dugg loolu na moo ngi desee leer ah avancement ñu dem ndax dina dugg ba tey Sa Bokhol mu ngi téye gañe gi mais xoolal ma nag ki nga xamante ne mooy référence audace bi mu am si gi taxaw temm boole ñaar tànk yi di jéem a dóor te ñu téye ngemb li ça c'est dangereux ah maa ñu dem alors gis na kon li ngeen waxoon nii mi ngi doog a ñëw dafa mel ni kii di Sa Bokhol kii di référence dafa xaw a négligé mbaam xeeb adversaire am si gi taxaw jonn boole ñaar tànk yi ba pare di dóor moo tax gis na kon kii di Sa Bokhol bëtt na ko am ñaari ndoxtu bopp bi mi ngi bëtt ci pokotaan bi ba pare gis na kon tànk bi loxo bi téye na pokotaan bi donc actuellement nii ki nga xamante ne moom mooy référence mi ngi en mauvaise position boo xamante ne mënoo ko sax expliquer parce que tout simplement dafa waroon def fulla di bëre mu si gi taxaw jonn di bëre waa ji bëtt ko moom ki nga xamante ne mooy Sa Bokhol avancement ñu dem mu njatt nag moom def volte-face actuellement moment bi ñu waxee ngeen nii lan moo xewagum xamaguñ ko ñaari oom ci suuf ndax ñaari loxoy laal ñu ngay bëre raam ñu ngay nag oh là là xoolal là ça c'est beau tànk ba la génne ci bi ñuy wëndeelu def volte-face la dugal loxo bi vraiment génn tànk bi complètement di wëndeelu ji xool fa mu teg bopp ba ak ñaari oom yi mu sukk xantaalu benn yoon ñoom ñaar ña ngay xantalante di bëre xool c'est beau ça c'est beau ñu ngi ci suuf di bëre xool ma lii il faut être vraiment léger il faut avoir moins de 100 kilos vraiment pour faire ça xoolal ma lii ba léegi ñu ngi wëndeelu du bëre ah là là ça c'est beau daanam na ça c'est beau daanam na ah là là leer na nañ daan na ko lii Fama dafay prouver ne kii di référence mbërum tànk la xam naa moo tax mu nangoo sigi ba ca kaw ñu bëtt ko mu def cercle samp benn yoon daf ko genre mbusulu
nguufaan ko ànd ak moom daan ko jël bu set wecc bu amul benn werante. durant cette émission képp kuy ndaanaan danga ciy daal di bokk léegi nag ñu daal di recevoir ki nga xamante ne moom mooy Khady Niang miin ngeen ko xale bu ci réglé ba bis ñëw nan la woyal lu rëy moom nag mooy def yooyu yu baax yooyu donc tout de suite ñu recevoir Khady Niang mu woyal ñu lu neex ndax moom dañ ko ràññee ci arène bi. suñu mbër mi dafay bëre daan ñibbi yaa ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi. suñu mbër mi dafay bëre daan ñibbi yaa ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi. bu waa Parcelles dañuy bëre daan ñibbi Modou Lo champion la. Géejawaay dañuy bëre daan ñibbi Balla Gaye champion la. waa Fass dañuy bëre daan ñibbi Gris Bordeaux Papa Sow champion ye. waa Pikine dañuy bëre daan ñibbi Ama Baldé Eumeu Sène champion ye. waa Bawol dañuy bëre daan ñibbi Tapha Tine champion la. Dóor dóoraat dañuy bëre daan ñibbi Arna Sos champion la. Géejawaay dañuy bëre daan ñibbi ana Gouye Gui champion la. su bëree daan ma daa di ree Bare Sase yaay champion nga. ma mbay ana mbay te war ma saaka joor doomu ndayu Gouye Gui doxal ñu dem dal ko nucc 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 ko nag dana ko yenu Gouye Gui dana ko yenu na mu defoon ñooñee noonu la koy defaat dana ko yenu dal kun doxal rajal ki doxal ñu dem rajab ba ca gis dal kin di naj jalo rek jël Boubs waaw dooley jën ndox bu sedd lañu wax nag. waaw mais bu tàngee musiba ma. Notre cher frère de tout le temps. Notre frère de sang. Mbaye Fall. Fall Madior Fall Dankel Biram Ngunji Damel maa joojo. Nous sommes à l'ombre wallahi mais ñooy magu Tafa Gueye. loolu am na. numéro 1 kii maay magam. yéen a bokk ndey yéen ñaar. lii yaayam def ci man. sama yaay defu ko ci man. on se partageait la même maison on se partageait la même chambre. du ma su ma wëree it sama aña nga fa sama reer nga fa. Satu Ndiaye yàlla na ko yàlla xare. amiin waaye yow da nga yàqalul dara Moustapha Gueye. da nga ñëw fekk mu nekk tigre. nga jàngal ko ni ñuy sotee. macha allah mu rëcc yu bari. ça c'est une réalité. fayowul alalam yàlla ak yow. nga taxawu ko. pourtant am na ñu ne woon mbay day nax Tafa Gueye ndax jàngkat la. man leen kii li mu doon du loolu. wallaahi maamam ba muy dem ne yow surtout buur nga. maamam ba muy dem Gille dafa war. Tafa Gueye du la contrôler ci dara. barke Rasulaay. ba ci karo kër yi ba ci courant yi ba ci dépense am bu demee France yow lay bàyyeeg léppam te umpuñu te xam nañ ne boo ko doon nax doo génn Fass. mukk ci àdduna. kon yal na yàlla jàpp. ñu daanelee foofu dañuy wax ci moom Mbaye. waaw Mbaye yaakaar naa ne day toog ba ci yàgg. mu def loo xamante ni yónnee ma ko. ba tey moo ci mujj. am na ku ma booleel kooku gisuma. lu mat une semaine muy as Bécaye. Bécaye dama ko gis mën a fàtte naa Mbaye Fall am na lu mu la fi indi loon. indil. muy nit ku baax. ndeysaan di nit ku diñ nag. tubaab la nag. bu la waree may xaay da koy bind ci. ma ne boobu xam nga bu ñu waxee ci ñaari ñi. te waxuñ ci ñoom day mel ni day ma soxla. dëgg la loolu lay bañ. Tafa suñu rakk la. dëgg la bu ñëwoon bale ci piñe ànd ñibbi xombal léegi. dëgg la barke yonent bi. Mbaye Fall nag damay wax ne ndawalal guddi la. deret du fen borom ma koy wor soxla de. deret
mënta fen borom ma koy wor lu dagg lu ne bokkee lay seeti segam bàyyi maa xam mbokkam asamaan nit dëgg la jëndeel am xar fu la neex ñëw ba Parcelles Assainies nga wàcce ko yàlla ngal buum gi dox mu dox dem day romb fos yi romb bëy yi romb nag yi dem ba ca mbokki xaram mu tëdd yow ñi nga doon lu fekkoo leen fi jërëjëf tàccul ma leen bu baax a baax Ndeye may ma dem ci dernière question bi may leen ma dem ci dernière question bi question bu mujj bi nii la tëddee yow kii 20 points yi fu mu ko jëlee. foofu ci ci way way la ko ci jëlee way ci way man ci way la ko jëlee ah ci way maa ko ko may ci way ayca. yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na mais sama xarit nga yàgg na waaw mais ba tuuti waaw ñii xam nañ ma xam naa leen dëgg la man day sa ak nijaay ñoo la xamante man day sa nijaay la kii bokk nañ néeg kii bokk nañ kër noppi leen ba noppi ñu waxtaan ci Tapha Gueye kon nag noppi leen ayca ñu dem ci question bu mujj bi mooy lan jaaree ko ci seen champion ñu ne ci mbër yi may bëgg a lim kan moo ci dul tigre de Fass xaaral kan moo ci dul tigre de Fass kan moo ci dul tigre de Fass ci ban équipe déglul ñeent ñi Gris Bordeaux Tapha Gueye Lac Rose ak Mbaye Gueye ku ci dul Lac Rose la moo dul tigre de Fass man la Lac Rose waaw waaw Lac Rose Bour Gueweul la si Bour Gueweul la tàkkee Bour Gueweul nee na Lac Rose la mais kan moo koy tey kon Bour Gueweul am na 30 Ipongari am na 30 Ñoxo Baay am na 20 Alaaji Dut Seck man maa ko may 20 Execo waaw dafa mel ni tey Execo la de waaw quand même témboo nañu nag. témboo nañu ñaar ñi dañoo témboo. ñaar ñi témboo. mais nag man mooy sama baay. waaw may naa ko sama 30. kon nag te Ipongari yaa jël lépp ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax Moussa Diouf dama lay invité nga ñëw jege si ñu am loo xam ne da nga koy def ak ñun fii ci plateau bi Alaaji Mbaye Fall noo gisee témboo yi waaw non mais dafa am koo xam ni dafa wax ni premier bi ak deuxième bi daf leen di invité si benn place. waaw kon ku maye say point perte nga. non kon nag. non perte na ñaari place la. ñaari place non perte na. waa Voile d'Or tu ne peux pas. waa Voile d'Or ñoo fi ñëw. perte na waaw maye ñaari añ. loolu maak déglu ñaari seex yi rek. waa defal ñaari seex yan kañ lañ fi kii nga dem. ah bon nekkatoo seex. d'accord waa Voile d'Or bëggatoo seex bi. ñoo fi ñëw bu seex bi am. bu xaalis génnee dama ne bu seex bi am. waaw ma ne waa Voile d'Or ñoo fi ñëw. waaw may ñu ñaari añ. ñaari añ. añu dimanche. waaw seen maanaam buffet du dimanche boobu ñuy def. waaw. kon yow di nga dem ci buffet bi. yow di nga dem ci buffet bi. père yow man maa lay jox loo demee buffet. jeex na Pape Dut Seck yow man maa lay jox loo demee buffet. jeex na ñaar ñii daal lore et ardina yal na leen yàlla jàmmal. amiin Moussa yegsi. waaw c'est diine bi rek on ko. non am na yeneen yu ñëw. ah yooyu da ngeen koy wax. yooyu dañ koy wax dama koy joxe ci suuf Moussa Diouf yegsil nii. Samba yaa ne ngan yaay ku man sa morom daan léegi digi joor na Samba yaa ne ngan yaay ku man sa morom daan surtout ma bak ma mu diri bana ne woy Samba nee naa la Ousmane Darame wàlli senaay Samba yaa ne gan yaay yaay ku man sa morom daan léegi dégg joor surtout ma ba maamu dëri bay sa maam yaay atta bay sa yaay yaa dundal lambu dunde woo lambu Seexu Daraame la ne wooye sa baay yaay Sëriñ Sukayna baay Mohamed baay Seexu na Faatumata bi di yaa Rasulallah mer ñooro la nu lay woowe ku man sa morom daan Usmaan Samba yaa ne gànjaay ku man sa morom daan. Merci beaucoup Moussa, merci beaucoup Doudou Yaye Kati, merci Ñoxo Baay, merci Pongari, merci Bour Gueweul. La publicité, vous serez en compagnie de Fama Thioune, en compagnie de son expert ci jël bi léegi lay doon publicité ñu dellu si waat. moo consultant tànn na yeneen ñaari mbër yu xarañ yoo xamante ne ay mbëru espoir lañ ki nga xamante ne moo ci njëkk mu ngi tudd Sococim moo doon bëree ki nga xamante ne nag moom mooy Malick Niang.
Malick Niang le grand champion de Yoff. Sococim grand champion école de Balla Gaye gëj ñu gis ci lamb ji nag ñaari mbër yëpp gëj ñu gis ci lamb ji. tey mbiru avenir la ñu. dañoo bàyyi xanaa ñu bàyyiwuñu mais lamb moo xaw a ku ci nekk jógee ci defar rek combat gëj am te pourtant ñoom ñaar lamb dafay yaakaar nag. ñu tolloo ci taay tolloo ci gabar yi booy xool sax fii li xaw na jël temps tuuti parce que booy xool ñaari mbër yi amuñu benn laf. Malick Niang mat na lii moment bi mat na lii ñaari yoon. Sococim moment bi mat na lii ñaari yoon. ay ca maa ñu dem jàppante loxo salaamaaleykum ah Malick Niang loxo càmm bi la gital Sococim gital loxo ndejoor bi Malick Niang def feinte du corps ci suuf descendre sur ses jambes vraiment pour mën a siggi dóor crochet droit xool na mu armé crochet droit ba Sococim tamit tàllal loxo ba di xool coup bi fan lay ñëw pour mun ko baare ndax da koy dal wala da ko dal dara wóoruñ ci Famos maa ñu dem crochet droit de Malick Niang fu mu jëm dóor jàppante voilà ñoom ñaar ñëpp ku ne sëq sa ñaari goño ba mu mat sëkk xool maa xool seen yel niñ tuutee rek ah bi temps lekk guñ cere lekk laax de pour newi waaw bii moom ndawoon nañ nag gis nga ah bon voilà Malick Niang fii faama gis nga ne Malick Niang génn bopp bi ndengeñ Sococim ndengeñ nag bu ñu la ko defee dañ lay empêcher nga jàpp sa loxo doo ci am loo liggéey doo mën a jariñoo say loxo moo tax boo gisee Sococim kon ngembal dafa loxo dafa coos ca sengoor ya la jàpp ndax àggul jotul jàpp Malick Niang nag mu ngi dugal loxoom fii pour jàpp carrément ba pare jël bopp bi ndengeñ ko Malick Niang moo gën a jege jàpp que Sococim mais quand même nag situation bi ñu nekk nii situation extraordinaire la vraiment c'est une belle prise de vue Malick Niang di dem en ceinture ah bëgg a ceinture Malick Niang ceinture na léegi ki nga xamante ne moom mooy Sococim ceinture carrément ah ñaari loxo yi daje nañ fii ah Sococim nag daal di ŋoobu fi nga xamante ne moom mooy biceps ba xam naa pour indi ko mboot ah en général c'est comme ça ah Sococim en position mboot bu baax boo xam ne waru ko yàggal Malick Niang en position ceinture vraiment serré fort ah vamos ñu dem Mao mboot exactement ku ne teg sa loxo benn ci suuf ñu séddoo lépp Sococim sukk benn umu càmmoñam teg loxo càmmoñam ŋoobu loxo ndeyjooram Malick Niang dëbb ko sol ci kaw sam benn loxo bi ñoom ñaar ñuy bëre suuf ne nii pratiquement vamos ñu dem siggiwaat nañu Malick Niang di ko xar ngeen benn di ko tegal la ñaan chaise Sococim mboot ko ñu dem jol ñoom ñaar attention ku daan dara xewagul fu mu ne nii ba léegi ñu ngi bëree ba léegi Sococim jàppam assuré gul dafa xaw a cofantu rek ba tey même position Sococim moto ndeyjoor Malick Niang côté càmm voilà xool Sococim fa mu nekkoon doon bëreeg moomu wet bàyyi wet ga def percé sur les aisselles bëtt poxotaan bi xool Sococim xool ki nga xam ne moom Malick Niang fi mu génne bopp bi ba pare di jéem a assuré pour téye ngemb li fii certainement loxo droite ba téye na ci biir vraiment ça c'est beau man nag bii combat maa ngi koy doog a seetaan quand même booy xoolaat ah ndekete Malick Niang dafay bëri quand même ah. génn ci poxotaan bi xoolal ma lii. dafa aay xool sotti ba génn carrément ci poxotaan bi ça c'est beau ay jamono ñu dem jàll ci ginnaaw di ko wër ndomba carrément séntu ko carrément nag léegi nag fii dafa am benn li ñaan problème ah. moom mooy Malick Niang actuellement saisie bi mu am fii mën na empêcher adversaire bi nga xamante ne moom mooy Sococim Sococim nga ko gis ne kon mbërum tànk la. bàyyi na ko boppam mu dem wëri ko ndomba pratiquement Malick Niang position extraordinaire baax la fi nekk nii. vamos ñu dem Mao ma ngoog xool ma Sococim loxo ba mu téye ci ëmb ba xool ëmb ba mu bloqué fee ci ginnaaw ça amène des problèmes xool ba ëmb ba mu téye noonu ba tey ma nga téye ngemb la ba tey ceinture carrément waaye Sococim ma ngay bëri ci kaw di bëri ci suuf xool ma lii léegi rien à dire xool Sococim mbërum tànk la boo ko xoolee ni muy bëree amul benn inquiétude fi mu ne nii mi ngi free mi ngi reetaan mi ngi bëri dafa yàgg bañ na ko beneen sens ba mu bañ ba tey day wane ne Sococim xool ngemb la mu téye Sococim loxo bi dafa gêner Sococim mu war ko dindi. fi mu téye baaxul. léegi nag Sococim dafa war a dindi vraiment pour mën a bëree mais Malick Niang mi ngi xaru ba tey ci action ba mu nekkoon c'est important Fama. mbër boo ko jekkoo rek ci benn position yi dañ ciy jaay sa bakkan. xool Malick Niang ba léegi mi ngi xaru ci action yi. ba xool
gis nga fii Malick Niang sëkk rëpp na ñetti appui ñu ngi jógaat di bëri ba tey ñu nga ca suuf ba tey ñoom xool ma parce que dañoo bokk wet kii wetu ndeyjoor la kii wetu càmmoñ ñu ngi ci suuf di bëri xool Malick Niang yóotu ngi ne wax ko ba léegi nag Malick Niang combat bi nag kon nag bëri na ko bëri bu rëy waaye bu mu bëree bëri bu rëy tamit Sococim tontu na ko tontu bu rëy lu Malick Niang def rek Sococim dindi na ko moment bi ñu toll ni nag ba tey position bu njëkk ba rek moo nekk nii bi léegi Malick Niang mu ngi débrouillé wu tànk ba ñuy tegalaate chaise ma nga nee sa gëdd bi la ñaar tànk yam tege ba pare mu téye wax ba ci suuf moom Malick Niang ba pare def ndengeñam ba tey Malick Niang ndoxtu yu extraordinaire la am fii pour daal ki nga xam ne mooy Sococim waaye ñu ngi ci suuf nag bëri ci suuf dafa xaw a jafe Fama vamos ma ñu dem dafa metti xoolal ma lii seetlu ji la ko mu bañ xoolal la Malick Niang sort les coups de poing oh là là lii dañuy bàyyi ngeen xool ko gars yi là là coup de poing yi la. il a mis un chaos total hein. 1 2 c'est mort hein xoolal la. Malick Niang mi féroce na non Malick Niang c'est le leader dafa féroce Malick Niang c'est-à-dire gis nga ne mën na bëre mais dóor ba dafa làq bëre ba. ba tax na sax combat am jafe. mbër boo ci nekkaay bëreeg Malick Niang dina lànk bëreeg Malick Niang parce que Malick Niang loxo bi dafa xor macha allah dafa soxor. te tamit dafay bëri lii. te buy ñëw du Malick Niang musuma xam ne dina bëri lii li mu bëri fii extraordinaire la. te bu ñu fàttali aussi mooy le vainqueur de Sa Thiès. donc Malick Niang Ama Baldé boo ko mu ngi daan. boobu ba léegi def na su ma juumul 2 ans bay dugg ci 3 ans te bëriwul. loolu war te mën a nekk nag. Malick Niang kii di Malick Niang kii di Sococim bi dañu war a bokk ci làmb. Sococim tamit bu ñu fàtte ne ginnaaw bu mu daanoo ci Malick Niang dafa jóge def benn carrière bu extraordinaire daan fi ay mbër yu bëri ba commencé bëri grand combat ñu daan ko dernier combat am gars yi mel ni kuy bëgg a fàtte déedéet ay produits yu wóor lañu yoo xamante ne ñu ci làmb ji dañoo war a tag-tagal ba bu ñu daanoo dañoo war a forcer jox leen ay combat pour ñu revenir waaye nag revenir toujours rek Fama yaa ko defal sa bopp nag kenn mënu la ko defal yaay ñëwaat daan pour bokkaat waaw donc nii la Malick Niang ñi daan lañ xam le champion de Yoff ñu ñëpp yàkkamti combat am daane ki nga xamante ne moom mooy Sococim bu Tëngéej te nekk école de Balla Gaye moom tam ñëpp yàkkamti combat am jël bu set wecc amul benn waxante mais un coup de poing meurtrier moom moo chaotique ki nga xamante ne moom mooy mbëri bi ci Sococim nekk école de Balla Gaye. merci beaucoup mon consultant yow boo xasee ba décortiquer làmb amuñu lenn luñ ciy rek lu dul no comments alors mon consultant l'émission tire à sa fin dañuy daal di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci jàpp ba reprise bi mën a nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci jàpp ba ñu proposer leen tey un très grand show bi nga xamante ni le meilleur des meilleurs comme ni ñu koy waxee suñu magu bopp muy ki nga xamante ni mooy Boubacar Diallo moom moo leen doon def li nga xamante ni moom mooy buzzer yi ñu invité nag ay kàngam yow yaa ma leen gën a xam damay bàyyi nga wax ci kàngam yooyu remercier leen bu baax ñi ngi remercier mooy les communicateurs traditionnels rek gis ngeen 4 la ñu woon voilà ak ki nga xamante ne ñoo nañ fi woy artistes yi ñoo nañ partagé ñun plateau bi te comme que nag le père fondateur du groupe Futurs Médias muy Youssou Ndour dafa ne nañ ubbi yaatal ñun nag dañuy yaatal wala ci artistes yeeg ñëpp communicateurs ku ci bokk rek kenn bokk la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh merci beaucoup mon consultant donc ñuy may teg gërëm gi yëpp ci kaw ki nga xamante ni moom mooy le producteur exécutif muy tonton Mbaye Fall moom nag gis ngeen liggéeyam macha allah dafa set rafet moo ko bokkoon ci membre du jury yi sànq ñu daal di moom mooy def lépp lu nga xamante ni nag mooy laal ci l'œil du tigre alors moom tonton Mbaye Fall boo jël naa nuyoo bi yëpp def ko ci loxoom di remercier ki nga xamante ni moom mooy Mao Cissé ak équipe am yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier di remercier Femme Design sama xarit la sama mag la depuis 2006 ba tey ñu ngi on est ensemble donc weesu na nekk sama xarit léegi sama mag la wax dëgg fa yàlla la toujours été là te mosut a changé moo jaar ci tenue bi donc mooy Femme Design maa ngi koy remercier bu baax a baax Nabou Diaw Seynabou Diaw di remercier aussi Onglerie des VIP moom moo jaar ci bopp bi donc Ndeye Koumba maa ngi koy remercier bu baax écritel bi di ngeen ko mën a am alors mention spéciale ak ki nga xamante ni moom mooy DJ Boubs donc moom moo ciy jàpp léegi tout le temps moom mooy ñëw ci seen biir émission ñu fas yéene ko boole nag yéen àndandoo gën ko càmbar donc gros bisous à Dija Daba kooku sama magu bopp la